ba léegi seen émission sama kër ñu ngi fii ci Hann Maristes nag wax nañu ko quartier résidentiel la woon loolu moo tax tey jii ñoo fi kon waxtaan ak askan wi xool seen ay jafe-jafe xool lan moo tax léegi Hann Maristes nekkatul destination bu ñëpp di wër mu mel ni kon nañ gis seen fële benn soxna waxtaan ak moom tey jii xool ndax dinañu mën a wax ndax moom locataire la wala rek kon lii di borom kër la ñu waxtaan ak moom xool ay jafe-jafeem asalaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam wa rahmatulah. jégaluñu si kon kii bu interpellation bu ñu la def. mais ñu bëgg nga waxtaan ak ñun yow Maristes nga dëkk. waaw fii laa dëkk. depuis kañ. ça fait bientôt 6 ans. yaa ngi fi dëkk. lan moo taxoon nga tàmmu kon quartier bi de Maristes. parce que dafa calmoon parce que dañ ne woon quartier résidentiel la ah c'était calme te xam nga comme nit ñi moom calme lañ bëgg loolu moo taxoon ñu choisir ko. léegi nee nga woon dañ ko choisir parce que dafa calme ak yooyu quartier résidentiel mais est-ce que loolu léegi nekk na. non léegi moom nekkatul parce que fii vraiment léegi pagaille bi bari na fi vraiment chantier yi tamit tax na tali yi y a trop de poussière nit ñi bu ñuy liggéey sax dañuy obligé ñaari dàll la ñuy sol jël benn def ci sachet bu ñu demee doog a sol beneen le temps ngay jógee sa kër di dem ci tali bi comme ku mel ni man nga xam ne aw ma oto foog ma jël taxi. pour may dem ci tali bi foog nga ut ñaari daal carax boo paree doog a solaat sa beneen vraiment amul auto comment dirais-je amul car tata benn moo fi dugg lu dul 40 bi te xam nga tamit du arrangé ñi nga xam ni amuñu auto daal parce que dañ ne résidentiel la vraiment mais presque na ma yàlla baal si wax bi baadoolo yi ñoo fi ëpp daal ni ma la ko mën a waxee. léegi daal Hann Maristes ne nga ñi nga xamante ne seen loxo jotu seen ginnaaw daal ñoom ñoo ci ëpp. bari nañ fi nag waaw bari nañ fi torop daal parce que nit ki daal sutura rek lay wëyee di nga gis sax ñu dawal oto waaye yor seen kër yu rafet waaye tamit sutura la ñuy wëyee rek comme tout le monde. voilà soxna si mi ngi dëkk Hann Maristes moom lu mu wax nee na accessibilité bi lay wax waaye tamit ñi nga xam ne dañuy cokki yor ay coquette ñoom it jëlal ma suuf si ndaxte yaakaar naa ne suuf si ñoom la ñuy rek daal di kaas nañ léegi Hann Maristes léegi dafa bëri suuf ba bay dox kon léegi il faut nga def ñaari dàll benn carax benn coquette sa biir saak loolu nag moom moo xew fii ci Hann Maristes kon soxna si di la gërëm bu baax ndaxte jël nañu sa temps tuuti gërëm la bu baax. maa ngi koy rafetlu. mais tey ji yan ñaxtu tey nga nar a ñaxtu tey. ah maa ngi ñaan tamit ñu dimbali ñu ci Hann Maristes parce que tamit li may njëkk kii ñaan mooy que mairie surtout mairie parce que ñu dañuy dépendre ci mairie bu Yaraax bi te fii c'est une grande ville war na mun a am mairie daal loolu ak poste tamit loolu war nañu yitteel nañu daal moom banque yi moom bari na fi alhamdulilah mais loolu daal ak ñu defaral ñu tali bi vraiment soxla nañ ko trop ak comment dirais-je yoon bi daal ak dugguwaay yi. waaw parce que ñu mel ni man nga xam ne amuñu oto tamit fii dafa enclavé des fois di nga am ñu lay bëgg a seet sax du ñu mën a ñëw parce que jug bi day metti te comme xam nga dëkk bi léegi dafa metti ah pour tout le monde tamit. comme taxi rek a fiy dugg daal. voilà taxi daal moo fiy dugg te du moyens yi ñëpp a ko yor daal loolu moo tax nañ ñu ci dimbali daal lu ñu ci mën a dimbalee daal ñu jël moom. ba léegi seen émission sama kër ñu dem seeti kon askanu Maristes waxtaan ak ñoom xool seen ay jafe-jafe rawatina nag lak bi nga xamante ni moom moo nekk kon fii ci suñu wet dem xool lépp ci biir émission sama kër lay doon. ba léegi nag Hann Maristes mu ngi nii ñi ngi nag ci lac bi nga xamante ni moom daanaka sax mat na 1 kilomètre lac bi nag mi ngi ci digg Maristes la nekk. lac bi bokk na ci ay jafe-jafe yi nga xamante ni kon askan wi nekk fii ñu ngi koy rek daal di jànkonteel waaye tey jii loolu yëpp dinañ ko rek daal di waxtaanee les bons et les mauvais côtés donc de ce lac loolu yëpp dinañ ci ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Omar Diokhane bokk ci collectif association askan wi nekk fii nii ci Hann Maristes tey nag moom la ñu nar a dem dajel waxtaan ak moom comme ça ñu gis kon askan wi dëgg-dëgg réellement yan mooy jafe-jafe ñuy dund kon fii ci Hann Maristes bu ñu newoon du ma koy tay di wax que c'est disons ce sont des quartiers résidentiels tey jii Hann Maristes nekk jafe-jafe tax kon ba askan bi di fi jógee dem di toxu di dem feneen tey lac bi bokk na ci li indi jafe-jafe dañuy dem dajeek ak Omar Diokhane bokk ci collectif bi ci seen émission sama kër. kon Omar Diokhane bokk nekk membre collectif association ci Hann Maristes nuyu naa la gërëm la bu baax ci nangu bi nga nangu ànd ak ñun seen émission sama kër pour ñu waxtaanee jafe-jafe Hann Maristes tey jii ñi ngi fii ci lac bi tey fan la ñu fas yéene tàmbale wax naa ne lac bi am na ay points positifs mais aussi am na ay points négatifs ci lac bi. loolu moom lu dëgg la Dieynaba ñu ngi leen di nuyu auditeurs RFM ak TFM yëpp vraiment di rafetlu ñëw bi. RFM ak waa kuréel yi nga xam ne nekk nañ Maristes nag moom vraiment yàgg nañu liggéey te liggéey boobu ñu ngi koy rafet
parce que bokk ngeen ci këru taskatu xabaar yi nga xam ne vraiment yéen a ngi feeñal en fait suñu ay jafe-jafe mais suñu ay échec mais également suñu ay succès donc je pense que loolu lu am solo ñu leen ciy gërëm di ci gërëm kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk seen këru yëglekaay yi. mais est-ce que mbaar mi ma gis nii ci seen succès yi la bokk. waaw mbaar mi mën nañu ci suñu succès yi la. parce que en réalité ñun depuis 2007 2008 ñi ngi xeex ne lac bi dañ ko war a aménager parce que wax nga ko léegi ci njëlbeen lac bi dafa nekk loo xam ne dafa nekk ci biir këru Mariste ci xolu Mariste la nekk fii soo taxawee nii mooy Hann Mariste 1 soo taxawee fii mooy Hann Mariste 2 soo fii suñu kanam mooy HLM Mariste donc. ci digg Mariste daal la nekk. waaw ci digg Mariste la nekk donc lac bi nag dafa nekk loo xam maanaam bërëb boo xam ne dafa am ndox te ku ne ndox ne disons ay yoo ay yenn rab yi et cetera mais gis nañu également ñax yi nga xam ne moom moo fi nekk. ñu dem jege kon dex bi. ndax ñu mën a gis gën a mën a gis. kon jafe-jafe gi ñu ciy wax. nga ne dex bi lan moo tax sax dex bi. daanaka sax suuluñu ko. wala parce que nee nañ fii ci poumon Dakar yi la bokk. waaw ci poumon Dakar yi parce que dex bi effectivement xel xalaatul ñu suul ko. parce que soo ko seetee ci poumon Dakar yi nag soo ko seetee fii pratiquement il y a beaucoup d'oxygène qui est libéré donc sur la nature. peex mi de neex na peex mi waane tamit réservoir la su tawee am na ndox yu bari yoo xam ne mënoon nañu indi ay inondation ndox moom yëpp yu ci bari effectivement ci dex gi la donc ndox mi moom xel xalaatul ñu suul ko am na ay temps nag ay nit dañ ko xalaat waane effectivement kuréelu Mariste yi vraiment dañoo taxaw. bañ loolu def ay pétition ba nguur gi nga xam ne moo fi nekkoon topp ñu ci loolu. mais dex bi est-ce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk fii ci Hann Mariste mosuñoo xalaat ne est-ce que duñu ko suul wala sax ñu wut ci pexe daal parce que dex bi bokk na ci li gàllankoor Hann Mariste. waaw dex bi moom Dieynaba lu xel xalaatul ñu suul ko parce que dex bi dafa am rôle yu muy joué wax nañ ko fi léegi dex bi bokk na ci poumon vert li ñuy tubaab di wax poumon vert. maanaam li indi oxygène waaw li indi oxygène di indi peex. donc loolu je pense que du am solo am na ay temps nag mu amoon ay menaces ay nit ñoo xam ne xamuñu fu ñu jógee en tout cas ak seen ay projet Aqualand ñëw ne dañuy defar ay immeuble ci tuuru lac bi te loolu sax suñ ci taxul woon mënoon a dem ba mu indi ay affaire suul dex waaye dex moom xel xalaatul suul ko parce que non seulement poumon vert day indi peex day indi oxygène. waaye tamit dex bi su tawee c'est un réservoir d'eau en fait des eaux de pluie. donc loolu effectivement dina mën a dañu mën a musal ci affaire inondation et cetera donc loolu lu am solo yooyu aussi dinañ ci bari. waaw maintenant nag c'est l'envers de la main dëgg la peex am na fi nature bi rafet na trop waane le grand problème aujourd'hui de ce lac là mooy yooyu te jàpp nañ ne effectivement comme lac bi dafa nekk au cœur ci xolu Mariste il faut que ñu aménage ko mënuñu ko bàyyi ni à l'état sauvage. parce que ñax yi bari na ci. ñax yi bari na verte yi bari na am na ay temps sax su tawaan ba su taw bi bare ay jaan sax dañ fiy génn fii gis nañ ko fi ay jaan dañ fiy génn donc loolu effectivement moom maintenant leneen li ci nekk aussi mooy ne dex bi également le réseau d'assainissement bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Mariste bi ñu doon defar autoroute bi li tubaab di wax évaluation environnementale maanaam seet autoroute bi suñ koy defar yàqu-yàqu yi mën a yooyu defuñu ko donc li ñu def mooy ne oto yi dañ leen détourné ci biir Mariste dañ leen détourné woon ci biir Mariste oto yu bari bi ñu doon defar autoroute bi ci biir Mariste lañ doon jaar te route Mariste yi muy nekk ay route de quartier route yooyu dimensionné ñëw ko on les a pas dimensionné pour que ñu maanaam mën a accueillir ce flot de véhicules alors bu ñu ko defee dafa yàq nag réseau assainissement bi parce que defee égout yi am na ay ndox yu salté yu bari yoo xam ne dafa dugg ci lac bi loolu aussi nekk na beneen problème boo xam ne effectivement war nañ ko poser maanaam le lac est pollué te liñ ci gën a jaaxal nag liñ ci gën a tiit mooy ne il y a des activités maraîchères am na ñoo xam ne dañoo nekk ci autour du lac di bay di daan seen doole. gis nañ ko ci gis nañ ñi nga xam jaaykatu fleurs yeeg. ñi def voilà donc kon culture maraîchère. voilà culture maraîchère voilà donc loolu effectivement mu nekk aussi un autre défi boo xam ne dañ ko war a relever non seulement dañu war a aménager mais également dañu war a dépolluer et loolu je pense que dañ ci waxtaanaat am na liggéey boo xam ne effectivement ñun collectif kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Mariste ak mairie bi ak état bi am na ay jéego yu bari yoo xam ne def nañ ko ci place bi ñu taxaw par exemple tey aujourd'hui su melee nii ñu mel c'est parce que effectivement il y a un effort maanaam suñu kaddu dégg nañ ko et que aujourd'hui commencé nañu aménagement boobu maanaam am na benn jéego buñ ci teg aujourd'hui am na jéego par exemple place tey aménagé nañ ko waane nag doyul
mën naa ne c'est une goutte d'eau dans la mer. waaw léegi loolu moo tax kon monsieur Diokhané dañuy rek dox parce que nee nañu case bi ñu gis moom mooy kon aspect bu disons bu positif jëmee ko kon ci ni ñu aménager lac bi maanaam association yi nañu xeexee ba am lu baax la ñu fi def maanaam case yi nga xamante ni gis nañu kon ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw fii di jàng di péex di jël air di jël oxygène gis nañu ko waaye aussi li ñu gàllankoor mooy xale yi nga xamante ni gis nañ leen ci wetu lac bi loolu aussi ay jafe-jafe la gannaaw kon lu baax la ñu gis fii ci kon aménagement wu dex bi dañuy dem gisi tamit la ca négatif parce que aussi loolu moom mooy objectif émission sama kër monsieur Diokhané kon ñu ànd ba léegi dem seeti aspect aussi négatif voilà yi nga xamante moom moo nekk ci lac bi. lii nag ci seen émission sama kër la bokk dox nañ ci mbedd Mariste yi ba sonn ak suuf su bari si ñu jël suñu sées toog ñëw fekk si xale góor yi toog ñoom itamit di naan caayin Kébé ba mu mënee jëlal kon kaasu attaaya yi vide yi nga xamante ni ñoom tàmbalee guñu attaaya ba léegi ci émission sama kër la ñoom nag dañoo newoon dañoo am ñaxtu gu ñuy ñaxtu ban ñaxtu la noonu. mooy yooyu bëri mas rek yooyu ak ñuy xaw a rey waaw bu soñoon nag indil ñu ndimbal pompal ñu dex bi waaw. kon daal yéen tam seen problème yëpp dex gi la. dex bi la rek dex bi moo indi yooyu yëpp yooyu maris. mais Maris moom dafa mel ni yéen seen problème yëpp suuf la maanaam suuf su bari si ak yooyu bari yi. waaw bëri na suuf parce que mbedd yi tali wuñ ko waaw ak yooyu chaque instant bu tawee nawet baa ngi waaj a ñëw taw bi mooy loolu bu ñëwee da inondé. yéen nan ngeen di def ak yooyu. sonn rek ba ngeen da ngay toog teef bi rek ba heure tëdd jël nga dem tëdd yi. dégg naa waa Maris yëre bu ñuul la ñuy bañ. waaw yëre ñuul mbokk soleil moom yooyu la ñu topp waaw moom kay lu weex ngay sol wala nga xees ni yow rek waaw kese waaw booy wax kay surtout game gi la ñuy dugg sax waaw sa nopp yeeg gisoo gaañ bi yow dugg ci bët yi moo tax mu appalo booy bi ci bët bi waaw. waaw yooyu nu ñu toll. waaw nga di yoogee yooyu suur sax waaw yooyu moom comme lépp la ñu dundee waaw xeebu dara. bëri nañ yoo et tout mais naka ngeen gisee dëkkuwaay bi fii ci Maris lan mooy seen jafe-jafe yéen en tant que jeune. waaw en tant que jeune jafe-jafe yi moom bëri na trop pour génn fii sax c'est extrêmement difficile. da ngay mujjee dem ba autoroute pour mun a am car pour génn dem ba Dakar en plus tali bi mooy problème bi tali bi gars yi gis nga pour génn sax foog nga toog fii xaar 40 benn bus moo fi jaar benn bus te ligne 40 la mooy problème bi loolu mooy jafe bi daal jafe-jafe yoo xam ne moom société bi fii Maris loolu la ñu am mooy génn ci koñ bi quoi. ndax yéen seen dëkkuwaay neexul. suy dëkkuwaay tane na rek mais fii boo xoolee am na ñoo xam ne ils sont véhiculés ñoom dañuy génn am nañ oto mais am na ñoo xam ne tamit ils ont des problèmes pour circuler ils sont obligés d'aller à l'autoroute pour jël foofu car waaw. kon seen émission sama kër waa nga ne doo ci yokk. en plus tamit Maris gars yi da nga naan Maris laa dëkk rek ñu foog ni yow da nga naa am xaalis wala sa papa dafa am xaalis genre demee noonu yow ñun balaa ñëw dëkk Maris ñëw yëg tëb rek dëkk Maris gars yi ñu foog ni Maris ñooy ñëw da ngay am xaalis bu bëri genre ñëw dëkk ñun amuñ dara mooy nii ataaya sax dafa ñëw tool tey mooy nii yow la ñu xaar soo paree nga jëndal ñu caayin mooy noonu la loolu suñu problème dafa bëri fii. kon daal fii daal ay riche daal dëkk ñu. non xool ma rek ba xam damaa riche yow xool ma rek ak sa caméraman laajte ko ba xam damaa riche xam na si dara. kon dégg ngeen xale góor yi lu ñu wax toog nee nañu ci seen banc jaaxle wala siège jaaxle sax mën nañu ko waxee noonu ba léegi nag seen émission sama kër ñoom tamit seen wàll ci biir la nekk ndaxte jafe-jafe location jafe-jafe kër gi jafe-jafe gox gi ñëpp ñoom tamit dañu koy rek daal di dund ñu dem seeti keneen ñëwaat. voilà ñu ngi kon kër Ndeye Fatou fii ci Hann Mariste moom nag locataire la mu may ñu tey ñu dugg ci biir këram xool këram nu mu rek daal di demee Ndeye Fatou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. gërëm la bu baax ci ubbi bi ñu ubbil say buntu. d'accord y a pas de problème. donc fii ñu nekk nii mooy lan parce que il faut ñu xool kër yi fii ci Hann Mariste à peu près xool ndax lañ koy loué jar na wala jaru ko. fii mooy fan. waaw fii mooy Hann Scat Urbam Mariste côté Brioche Dorée bi léegi man maa ngi fii ci. kër gi maa dëkk ci rez-de-chaussée bi c'est 3 chambres salon. 3 chambres salon. waaw ñaari salon wala. 2 salons parce que da nga ma ne bii mooy premier salon. waaw bii mooy premier salon bi am na deuxième salon bi à côté. fan la nekk. mi ngi nii en face. mais gis nañ ne le développement se fait de façon désordonnée am na tey bërëb yoo xam ne gisuñu seetuwuñu ko sous les fils haute tension aujourd'hui soo ko seetee ghetto pratiquement un ghetto moo fay développé aujourd'hui tey y a presque un ghetto. avec des agressions ci riverains yi aujourd'hui tous les jours que Dieu fait il y a des gens qui se plaignent d'agression foofu
c'est le trop-plein qu'on amène à Hann Maristes ci sous les fils haute tension aujourd'hui soo fa demee. ay dëkkuwaay daal ay dëkkuwaay mais dëkkuwaay yoo xam ne respecté wuñu benn norme ay atelier mécanicien ay dëkkuwaay ay lu nekk nga fay gis te loolu yàgg nañ ko jooy mais amuñu. alors li ñu xalaat nag ñun mooy ne solution aussi soo koy wut il faut que mu nekk une solution durable li tubaab di wax durable mooy ne tey Hann Maristes nekk rëy na rëyaay boo xam ne man sama xalaat loolu nag sama xalaat la man la engagé aujourd'hui tey il faut qu'on aille vers la communalisation. maanaam wutal ko maire. ñu wutal ko commune boppam Hann Maristes ñu wutal ko commune boppam je crois que loolu am solo la étude gëstu bi nga xam ne aussi def nañ ko ci affaire aménagement de Maristes te gëstu boobu nga xam ne vraiment ñëw nañ ci population yi laaj leen seen xalaat et cetera def ci ay lël def ci ay atelier def ci ay documents dama ne loolu également warul nekk lettre morte maanaam gëstu boobu ñu def war nañ dajalewaat population yi restituer leen ko fekkee am na ay saafara ñu partagé ko ak ñoom et puis surtout aussi ñu jëf tey dëgg la am benn jéego bu ñu def. wax jëf daal. waaw wax jëf am na benn jéego boo xam ne def nañ ko aménagé nañ une partie du lac mais je vois liggéey bi jeexul je crois il faut qu'on continue pour assainir le lac pour mu ñu wàññi yooyu pour que Hann Maristes ñun vision bi ñu amoon c'est-à-dire en faire le meilleur quartier de Dakar vision boobu ñu mën ko réaliser te lépp loo xam ne nag daf ñuy empêcher pour que ñu cheminer en tout cas vers cette vision là loolu effectivement ñu taxaw xeex ko donc tey véritablement il nous faut ay solutions yu sax dakk yoo xam ne dafay sax te loolu nag ci solution yi ñun li ñu jàpp mooy d'abord il faut une communalisation je crois que loolu c'est important dëgg la maire bi fi nekk vraiment il fait beaucoup d'efforts day ñëw fii di waxtaan ak ñun et cetera day tax am na ci ay problèmes yu bari yoo xam ne réglé na ko. mais doyul je crois que solution durable daal mooy examiner cette faisabilité là la faisabilité de la communalisation de Hann Maristes. kon waa Hann Maristes di laaj maire di laaj maire ndaxte dañoo soxla kon loolee ngir rek mën a maîtriser gox gi ñu nekk kon gërëm leen bu baax mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci émission bu ñu jagleel tey Hann Maristes ñoo waxtaan ak askan wi xool ñi dëkk fii ak locataires yi lan mooy seen ay jafe-jafe Hann Maristes lan mooy jafe-jafe bi nee nañu nag lac bi moom mooy jafe-jafe Hann Maristes di am kon yaakaar ni autorités yi dinañ ci rek daal di indi ay saafara yu bare bari wala gërëm bu baax a baax équipe bi ma àndaloon Amady bi yàgg ci caméra bi Khalifa moo nekkoon ci logistique bi di leen jox dig daje incha allah ñaari ay bés yu ne ci télévision Futur Média waaye nag leen wax ne ba léegi mun ngeen ñoo bind ci samakeurtfm@gmail.com ngir kon ay suggestion wala sax question yooyu la ñu bëgg a laaj kon jëmee ci émission bi jaa ngeen jëf.